asalaamaaleykum mbokk étudiants yi ñu ngi fii ci Taïf Cekkeen muy dëkk bu nekk fii ci commune bu Ribot Escale xam ngeen ne ay bés ci gannaaw wan nañ leen benn image yu ambulance bu kenn ku dëkk ci gox bii nii nekk le premier adjoint au maire di Madiama Seck mayoon ko waa Taïf Cekkeen tey nag dañu ñëw ko bëggoon a def ci lu sobre comme ni ñu ko waxee parce que gis nañ ne dafa demoon rek jox ko médecin chef bi mais waa dëkk bi ñoom ñoo ne ak CDS bi xam ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo ne daal bu ñu sañoon Madiama lii nii dañ ko def xew-xew bu mag dëkk bi génn ñëw fii nii ci buntu hôpital bi wala bu poste santé bi nekk fii nii pour war a ko fi ñëpp ñaanal ko ñu ñaax doomu gox bi ñoom itam ñi xam ne ku nekkoon ko mën def loolu nag moo tax tey ñu ñëw fii nii ànd ceeg médecin chef bu Koungheul El Hadj Malick Niang ak délégation bi ñu àndal mais ànd ceeg El Hadj Ndiaga Ba ak El Hadj Malick Babou ak El Hadj Mbaye ak Ibrahima Ka ñi nga xam ne ñoo teewal ki xam ne mooy donateur bi di El Hadj Madiama Seck may leen ambulance loolu moo tax tey kilifa yi ñenn ñoom lañ def ci Koungheul nangu nañ ko mais te nag nañ ñëw ba fii nii ci Taïf Cekkeen ñu def seen i ñaan def ay témoignage si Madiama ñaanal ko wan ko ne ko lim def nangu nañ ko tu ci gërëm di ko sant loolu moo taxoon ñu déplacé wu ñëwaat fii nii tey ci cérémonie bu am solo bi xam ne tey mën nañu wax ne 20 villages yoo xam ne tey ñoo jokk ci poste bi ñoom ñëpp déplacé wu nañ ñëw fekkee mbir mi loolu lañ ñëwoon pour wan leen ko kon naa ñu dugg ci biir rek jël waxtaan yi fa nekk déglu médecin chef déglu représentant du maire déglu borom dëkk déglu l'imam ñoom ñëpp ku nekk am kàddu ci sànni ñaaxaat ñaanal ki xam ne mooy donateur bi di Madiama Seck mbokk yi ñu ànd ak yéen rek dugg ci biir. seen toogaay bi dangeen ko organiser parce que su ngeen ñëw ñi mun a nekk ci kanam ñu toog ñu nekk ci kanam ñu taxaw ñu nekk ci ginnaaw pour ñëpp mun a génn. donc asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di balu ak ñëpp ci dérangement bi ak déplacement yi di rafetlu aussi teewaayu ñëpp donc li wax imaam rek mu def ci ñaan ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilah. a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. bokk jullit yi fi teew góor jigéen mag ak ndaw rawatina gan ñu teew yi nga xamee ne bàyyi nañ seen yitte ak seeni soxla ak seen lépp ngir teew ci ci bi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam di leen wax marhaban wa sahlan di leen dalal di leen yaatal di kontaan ci yoon wi lool di ci bëgg di ci sant suñu borom gannaaw bu ñu santee mbindi balaa ñuy wax dara ñu yëti ci suñu kàddu rek mooy ñuy dellooxaat suñu bopp ci yàlla ndax jamono bi moo ko delloo sa bopp ci yàlla jamono bu ñu raw na war na waaye daa rawati nag ci tolluwaayu mel nii ndax tey li nga xamee ne mooy xéwal gi gën a mage muy wàllu taw bi suñu borom defagum na ci coobare loolu nag su amee dañuy dellu ci alquran rek lan ñu ci santoon wa an istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraaran su amee la ci war teeku jaam bi li nga xamee ne moom la ci borom bi soxlawoo ci jaam bi mooy na tuub dellu ci boromam saa su ne daa war waaye xew-xew yi loolu moo koy gën di waral suñu borom di ñu ko teg di ñu ko nattoo di ñu seet kon nag ci njëlbeen nañ delloo suñu bopp ci yàlla
waaye wér yal na yokk waaye wér yaa rabbi yal na ci yàlla def jàmm def ci sutura def ci ndimbal yaa rabbi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. te yàgg nañ koo bëgg yàgg nañ koo sàkku suñ borom ko doon dogal ci moom kon sant nañ ko ci gërëm nañ ko ci ñu ngi ñaan yàlla mu jig ñu jig ko yàlla na ko yàlla seddal ñu ngi ñaan yàlla mu jig ñu jig ko man nag su ma jël projet wax ni maa ngi jégalu ci loolu lool ndax wax dëgg yàlla mënu ma wax ci mbooloo daal xanaa daal di ne yëf moom bu la ko sa kilifa sant il faut nga def ko rek waaw ngeen jégal ñu wasalaam. di nuyu suñ délégation bi mooy El Hadj Ndiaga Ba Malick Babou Seck El Hadj Mbaye Aldima Diaw di nuyu ñëpp ñu fi teew daal ci gàttal donc maa ngi taxaw fii di wax ci turu jeunesse bi donc dañuy def lu dul kontaan rek kontaan bu baax a baax la ñuy def puisque lii askanu Ribo askanu Taïf askanu Jolof fépp fu mu mënte ki doon vraiment lii mbégte ak kontaan rek la puisque njëriñu ñëpp la ku nekk mun na ci am soxla mu nekk tey mu nekk suba mu nekk ëllëg waaw ku nekk moo koy soxla kon nag ñooy remercier honorable Madiama bu baax a baax ci acte bi nga xam ne nii def na ko pour population te yàlla rek moom moo tax mu def ko waaw te vraiment au niveau de la santé ak ci éducation moom ci béy waaram bu baax a baax puisque même ci éducation aussi am na lu mu ci def munoon naa sax ñàkk yegg foofu noonu yem ci thème bi nga xam ne ni moom mooy thème du jour bi quoi ambulance bi mais il faut que loolu aussi ma waxaale ko fi donc jot na utal étudiants yi nga xam ne ni étudiant commune bi la logement au niveau de l'université de Cheikh Anta Diop donc vraiment loolu dañ ko si rafet mu dellu encore jëndalaat askanam ambulance te donc loolu mënoon na koo ñàkk def waaye def ko ngir yàlla ak yonente bi moom moo tax mu def ko donc ñoo ngi ko si remercier bu baax a baax ñoo ngi ko si ñaanal yàlla aussi mu yokk kattan bi may ko wér ak wérle donc xam naa du ma guddal rek comme taxul ma miin loolu wax ci mbooloo te may daal di gàtte rek ma yem fi donc ñoo ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax daal si takkawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci commune am bi jërëjëf. lañ ci yàlla defal jàmm defal ñu seen xéewal defal ñu si naataange lu mu yóbbu ci jàmm yàlla na la indiwaat ci jàmm barke alxuraan kër yi maa ngi wax ci turu CDS bi bu ñu fàttewul nag comité de santé lañ gënoon a miin waaye comité de santé jógee na fi mel na ni CDS dox na ba su ma juumut léegi tey ñu am at maa ngi représenté CDS bi ci trésorier waaye maa ngi représenté CDS bi seen oral kon ci turu CDS bi ci lay wax maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ambulance nag Taïf yàkkamte woon nañ ko gox bi yàkkamte woon nañ ko commune bi yëpp yàkkamte woon nañ ko ndax bés bu ne am ku ñu soxlaal ambulance buri boobu am na ku mu yóbbu bu kunkung ba am na paan bu luur baa nga am fu mu dem loolu yàgg na fi seetlu woon nañ kon bu ñu sañoon poste yëpp dañu am ambulance ba ci suñu ginnaaw sax dañuy am ambulance yàlla dogal na am lañ ambulance ñu ngi koy sante yàlla gërëm ci Madiama bu baax a baax ginnaaw loolu nag ñu ngi tatagal gan ñi nga xam ne ñoom la ñu am muy docteur Niang ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax bi lii xewee wax Moussa wax na ma yëpp nee na bi mu la ko expliqué da nga ko ne man may jóg ak sama tànk ànd ak samay ndaw ñu indi ko te defee ngeen ko noonu kon ñu ngi leen di sant bu baax di la gërëm ambulance nag comme ni ma ko waxee rek yàkkamti woon nañu ko am nañu ko waaye nag wóor askan wi ne ambulance daal liñ ko doon defee mooy bu mbir xewee nekk loo xam ne dafa nekk urgence mu dimbali ñu kon yàlla nañu yàlla dimbali ci fànn boobu ma ñëw nag ci biir CDS bi nag biñ ko taxawalee ñi baal ma ak mu ngi toll ci benn at bu teg ay fan CDS bi nag waxoon nañ leen na leen ñaanuñu yàlla mukk nekk fi di liggéey ngir suñ intérêt bàyyiwuñ ko xel jéemuñu ko keroog bañ ñuy joxee CDS bi ba tey ñu ngi jéem lu amassé seet hôpital bi saa su ne fépp fu suñ kàddu war a dem
pour ñi mën fa amee ambulance yaakaar naa ne suñ kàddu àgg na fa ndax nag ñooñu mën nañ ko wala mënuñ ko loola yàlla moo ko dogal ba dogalee ko tey man gi ci Madiama kon ñi nga xam ne suñ kàddu ñu ngi ko doon jot te jàpp ne dañoo bëgg ambulance kàddu yooyu teggi wuñu ko ndax am nañ ambulance waaye du ambulance kese lañ manqué le de am nañ yeneen i moyens yoo xam ne amaluñu ko suñu bopp te mu ngi ci biir poste bi muy état muy mairie muy organe technique yëpp képp koo xam ne déggoon nga suñu jooy ci ambulance am nañu ambulance ñi ngi ñaan leneen feneen foo ñu mën a faree rek docteur Niang ñu ngi la koy situé di ko situé représentant maire di ko situé représentant borom dëkk képp koo xam ne daal xam nga ne Taïf bu amee ambulance am na leneen lu mu soxla loola buñ ñu ci jàppale ñu jël ko kon kàddu yi nag ñu jéggal ñu mën naa bañ a gudd ndax dañoo bëgg gaaw a yeewi nit loolu loo xam ne maanaam njëriñu askan wi la Madiama di doomu dëkk bi jël teraanga bu mel nii indi ko ci dëkk bi kon lu mooy mënuñ lu mooy di ko sant di ko ñaanal fan ak wér parce que kat wolof dafay wax ne garab gi bu neexee buñ ne garab gi neex na doom bee ko wane kon Madiama lu mu def nii def na loo xam ne lu rafet def na foo xam ne fu mu ko war a defee parce que addina bi ku fi nekk kat wér ak wér di moo fi nekk tey da ngay man suba nga mën a di ku mën a di tey di oto bi yóbbu la yàlla na la yóbbu ci jàmm delloo ci di jàmm ñu ngi sant mbooloo yëpp di sant docteur Niang parce que du nit la koo xam ne ku yaatu la ku mën a sonn si askan ku mën a bu ñu malaat ñëwee dina def ci moom lu ko war loo xam ne amul benn taay man fu ma ko jàppee parce que man dama ko jàpp xam ko parce que ci li ma ko xamee mooy man dama amoon rakk boo xam ne bu doon def santé ñu nekk muy def stage Kaffrine mu ko daan fekk fan mu di ko jàppal ba yàlla def la ko soob kon xam naa ko xam naa ci taxawaayam amul lenn lu muy tànkam dañ koy ñaanal yàlla fan ak wér yàlla defal ko sutura yàggal ko ci kanam jaboot Madiama nañ ko ñaanal fan parce que Madiama lépp lu muy def yemalewu ko fii bërki démb yaakaar naa semaine bii passé man ak Malick Babou ñu ngi ànd yow Touba Mbowe ñu ubbi fa benn daara pare ne ko tuddee daara ji alaaji bés bi teraanga bu nekk def na ko fa kon koo xam ne kon moom li muy def da koy def ci gox bi yemalu ko fenn kon dañ koy ñaanal yàlla may ko fan ak wér sàmm ko aar ko làq ko fa loxol yàq ñu ngi sant di gërëm di sant it sama mag ji ma denda muy sàmblu parce que ñun mooy suñu mag moo ñu yar ñu ngi leen sant di leen gërëm di jégalu ci kàddu yi yokka taxawaayam yàlla gin ko yokka rafetaay diggante moom ak population bi ndax nit su amee lu tuut yëkkati ko comme ambulance jënd ko réew bi ñu wax Belgique fere ci ba yàlla indi ko ci Taïf kooku nit amul payam yàlla rek moo am payam na ko yàlla fay kenn ku ne na ko ñaanal na ko yàlla man looli fukki yoon nit koo xam ne yorul benn ndombo tànk su fekkee yàlla def na moom ci boppam su amee ñaari dërëmam da koy yéene askan bi loolu kenn amul payam na nit ñi xam loolu kooku soo ko joxee ndombo tànk day mu gën laa jàppale nit ñi nañ rafet loolu xam loolu li mu yéene ci commune de Ribo Escale yàlla rek moo xam Madiama day wonewul ndax bañoon ne ñu bañ ko def liir sax ñu dawal ambulance bi dugal ko ci fii ci kii sant bi moom mu dem loolu buggu doon dara feeñ ci ndax moo loolu mooy jikko bi ñun ñu ngi dox ak moom ci wàllu politique xam nañ moom jikko bi kon nag na nit ñi ñaanal ko bu baax a baax yàlla yokk ko li nga xam ne loolu la def yàlla gin koo takawu ak équipe bi nga xam ne moom la àndal et docteur Niang population bi di leen sant di leen gërëm ci coono bi di sant Alaaji Madiama Seck mi nga xam ne moom tey moo fi nekkal askan Alaaji Madiama li muy def defeewu ko ngir politique defeewu ko ngir ngistal defeewu ko dara ngir yàlla ak yonentam mooy tax muy def te Alaaji Madiama kenn ku nekk war naa xam ne jëfam ñëpp gis nañ Alaaji Madiama boo ñëwee wax ko sa soxla diggante déet ak waaw ngay déglu waaye Alaaji Madiama bu la nee waaw dara du ci manqué te ambulance bii ñu ngi ñaan ci yàlla ak yonent ba yàlla ñu jikk yu jikko di sant waa hôpital bi coono bi ñu fiy daj liggéey bi ñu fiy liggéey képp kuñ fi indi duñ toog duñ jékki duñ tëdd duñ am seen benn jàmm lu dul malade bi dañoo xam nu mu mel indi naa fi kew sama góor bu fekkoon ne tey jii fekkoon ne ambulance bi nekk benn coon di fi am waaye dañoo ñëw fii ambulance dafi benn oto amu fi ñu yaakaar pour woote Touba Bogo yàlla dimbale ñu fekk sëñ Mor Diop mu ngi fi su fekkoon ne ambulance bi mu ngi fi konoon benn coono du am ñu jël fi sëñ Mor Diop mu yóbbu ñu Koungheul yàlla def jàmm bañ demee yàlla dimbale ñu liñ jàppoon
léegi nag ñun duñ def lu dul sant ak ngërëm monsieur mi nga xam ne tey moom lañ fi teg ñu ngi lay sant di la gërëm di la masoo coono Kébé gis nañ seen liggéey yaag mat ak yéen ñëpp ñi nga xam ne yeneen ci liggéey bi bokk liggéey bi ñu ne mënuñ lu dul Alaaji Madiama Seck ñu di ko ñaanal ndax Alaaji Madiama Seck li muy def ñëpp gis nañ ko Alaaji ma du taay rek lay def Alaaji Madiama Seck fépp foo xam ne fii jullitam fay def lu baax mu ngi fay def lu baax fépp foo xam ne jullitam fay taxaw di fa def lu ñuy mbégte mu ngi fa taxaw di ko def Alaaji Madiama Seck amul pël beeg wolof beeg bambara bi ak soosi beeg lawbe bi moom ñëpp lay defal amul benn ségrégation amul waxi politique doo toog ba dégg ko muy toogee naan diw nangam déedéet moom mu ngi seet li nga xam ne lii moom mooy liggéeyam te amul benn liggéey bu muy def bu ñuy teg baat bu ñaaw ndax Alaaji Madiama Seck kenn ku ne xam ne jikko kon rawatina nag man Mariama Sow mi nga xam ne fu mu lang maa ngi ko lang maa ngi nekk mag sama doom la waaye fu mu toll di ma geesu fu mu toll rek maa ngi topp ci kaw kon nag ñu ngi ñaanal yàlla mi nga xam ne moo am fay yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla fay defal ko ngën gi fay yàlla may ñu nawet barke te mu. donc loolu je pense que amul benn problème peut-être dañuy am en tout cas benn sentiment de satisfaction dañuy kontaan trop ñëw ci Taïf je pense que Taïf moom ñëpp samay nit lañ góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp samay nit lañ di si jiital imam je pense que lim ñaan am na solo yal na yàlla nangu ñaan yi lim ñaan ci nawet bi mais également lim ñaanal hôpital bi lim ñaan ci ambulance bi donc yal na ko yàlla nangu di ci profité également nuyuwaale en tout cas notable yi fi toog yëpp je pense que ay Papa El Hadj Dame yooyu yëpp gis naa leen ci mbooloo bi donc bu ñu limee dañuy juum mais ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu également chef de village ci kàddu yu wax di nuyu comité de développement sanitaire comme ni ñu ko waxee comité de santé lañ xam mais vraiment ñu ngi leen di nuyu ci seen accompagnement ci poste de santé bi ku gis poste de santé de Taïf gis réalisation tabax nañ fi lu bari logement dépôt loo leen wax ñu def ko bu leen neexoon dañuy def ni comme yenn comité de santé yi boo xam ne xaalis rek lay xool est-ce que compte CMS bi bari na xaalis mais ñoom xooluñ loolu dañuy xool askan am na démarche yoo xam ni comme ni ñu ko waxee di bind pour am ambulance xool population bi nan lay amee santé bu baax ci loolu lañ nekk donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant na leen vraiment kontaan nañ ci liggéeyu CDS ci Taïf Cekkeen di ci nuyu également l'ICP donc Ismaïla moom je pense que Ismaïla Taïf la waa Taïf ñoom ñoo ko bëggal seen bopp seede yi ngeen def yëpp dégg nañ ko ñun tam également seede yooyu la ñuy renouveler rek ci Ismaïla di nuyu également donateur Madiama moom je pense que buñ ci ñëwee ci li ñuy wax ci mbaaxam je pense duñ fi jógee ku ne xam ne ni muy sonnee ci poste de santé Taïf du ambulance kese ambulance bi panne na depuis 2 ans mais bu Ismaïla soxlee vaccination da doon jël otoom wala mu luyee oto je pense que loolu secrétaire exécutif bi wax na ko ba taay moom itam di ko nuyu Bassirou ak le secrétaire exécutif Moussa Seck ñoom itam je pense seen taxawaay rafet na di ci nuyu personnel acteur communautaire yi bu ñu waxee acteur communautaire mooy ñi jàppale Ismaïla ñi nga xam ne ñoo nekk ci poste bi sage-femme bi yeneen acteurs communautaires yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci case de santé yi donc santé yi ñoom ñëpp ci jàpp donc ñu ngi gërëm vraiment bàjjenu gox yi di gërëm relais yi di gërëm des doom yi di gërëm ñëpp parce que ñoom ñoo ñu représenté ci gox bi te seen liggéey rafet na gis nañ vraiment indicateurs yi vraiment amélioré na te loolu ñoom la di nuyu également population bépp muy pël naar wolof du Taïf kese je pense que village yu bëri ñëw nañ tey waa Louga Yama ñëw nañ di nuyu El Hadj Mbaye je pense que intervention bi mu wax moom itam am na solo ñoom rek ñoo baax di nuyu El Hadj Ndiaga également ci intervention di nuyu également équipe cadre bi ma ànd ak ñoom Diegane Sonko ba ci Samadou ñu ñëw tey représenté le district sanitaire je pense que Diegane ni mu ko waxee rek santé compétence transférée la maanaam santé dañ koy joxaat population bi ñu gérer ko seen bopp presque état bi jëndatul benn ambulance wala tabaxatul benn poste askan bi la ko delloo ñoom ñoo war a xool ay moyens tey lii nag dafa montré ne vraiment xam ngeen
lan mooy compétence transférée ndax ku yëkkati ambulance ñëw jox ko poste de santé de Taïf nga xam ne depuis 2 ans dañoo am problème ambulance donc ñu ngi koy gërëm di ko sant Madiama ci effort yi ñu def ci wàllu santé ku ñu war a décorer la ci wàllu santé lu mu ci jàppee loxoom waxuma wàllu santé rek mais côté social dañ koy dégg nekkuñ ci kii bi mais dañuy dégg li muy def ci social mais santé aussi xam nañ li mu ciy def je pense que ba ñuy def réception médicaments yi ak matériel Louga-Yama boobaak léegi sax je pense que matul 6 mois yàggul te boobu dama ko en tout cas defoon plaidoyer na ko ñun de bëgg nañ ambulance pour Taïf Cekkeen ndax Taïf Cekkeen ambulance bi ba mu paane yàgg na mais bañ ko defee boobaak léegi matul 6 mois mu réglé ko donc fekkee loolu mooy politique moom je pense que ñëppay politique man sax naa dem politique mooy ñëw gérer sa gox loolu mooy politique kon lii mooy politique mais nag peut-être beneen mot bi boobu lañ bëggul ci politique mais politique bi moom politique bu baax la moom déjà dafa bañoon na defu ci turam sax ku xam ne léegi gars yi ni ñu bëggee àdduna ku ci joxee lu mu néew dañ ci def sa tur moom defu ci turam sax anonyme lañ ci bind te bu doon ñeneen ñi def ci turam bu ñëwee ci cérémonie bi également keroog def nañ cérémonie de réception bi symbolique centre de santé moom foofu la ko yemal woon ne jarutoon ñuy ñëw di def cérémonie moo wax CDS bi ma ne ko comme que yéen lañ ko jox war ngeen a def benn cérémonie boobu mooy population bi xam ndax lu baax ñëpp ko war a xam lii exemple la ci yeneen en tout cas doomu gox di ko xam ne fii la dëkkee dem jëndi ambulance ñëw jox ko askanam donc dañ koy remercier di ko sant lii moom buñ sañoon moom bu sañoon du am bu sañoon dañuy jox clé rek ñu jox ko Ismaïla ak ambulance ñu commencé mais ñun ñoo jël décision na comme que lu baax la dañ koy def bu ñëwee nag ci ambulance bi je pense que problème yi ñu amoon ci poste bi bëri na ambulance nag da cee bokk parce que Taïf Cekkeen dafa sori Koungheul pour nga évacuer malade ak yoon bu métti bi day yàgg souvent malaatu ambulance bu Ribo la ñuy jël wala bu Koungkoung souvent ambulance yi dañuy paan parce que bu Ribo ak bu Koungkoung yëpp commune bi ñoo ko moom amul benn frontière suñu ambulance Koungheul ñun amul benn ambulance nga ne ambulance bi Fass Cekkeen la yem wala nangam la yem ambulance ku ci soxla ambulance da ngay woo sa morom di daan woo morom mais parfois ambulance jour panne wala Ribo dem feneen day causer retard d'évacuation maanaam malade boo xam ne dañ ko war a évacuer Koungheul surtout ñi ci gën a sonn mooy jigéen ñu wérul wala xale yu tuuti yi bu jógee Koungheul bala moo ñëw fii rek déjà dana mat 1 heure de temps wala 1 heure 30 bu ko naree yóbbuwaat 3 heures de temps souvent dañuy ñàkk ay malade pourquoi parce que retard d'évacuation la ambulance bu nekk Koungheul bala moo ñëw fii bala nga woo bala muy ñëw day am retard donc ambulance bi bu ñëwee vraiment soulagement lay doon ci population bi mais ci ñun ndax heure bu Taïf wootee ak malade ne jigéenu wérul la suñu xel du dal parce que mortalité maternelle néonatale dafa nekk benn bu amee rek day mel ni bombe bu tàkk la bëgguñ yeneen dee mais dee bi moo gën a garaaw deewu koo xam ni dafa wan lor ñun bëgguñ ko te dee bu am danañ ko audité dem ba ministère de la santé dina ko yëg moo tax ambulance bi barki démb rek def nañ réunion Kaffrine dama ko souligner ne Taïf Cekkeen dafa sori Koungheul pour mu évacuer malade ambulance centre de santé lay jël wala ambulance poste te loolu day retarder évacuation ci la décembre dina ko def entretien maanaam bu ñu waaree en tout cas changer cartouche wala ñu war a changer dara ci moteur bi wala moteur bi am problème moom dañu ko gérer ba 31 décembre je pense que amoon na appui si je ne me trompe pas appui carburant aussi je pense que waxoon nañu ko lii tamit di ko wax ne ko lim def rek doyoon joxe ambulance rek doyoon mais jox la ambulance ba pare ne la danaa la assurer entretien fii ba décembre je pense que loolu danañu soulager di dénkaat également suñu mbokku population bi ak ICP bi ak chauffeur bi ci oto bi bëgguñ nag ñu jox ñu oto ñu dem 2 mois 3 mois dina oto bi de moteur bi yàqu na wala li paat na xam nañ ne nit day xëy day juddu décédé lu bees sax mën na xëy yàqu mais am na loo xam ni nit ki da ko war a prévoir
dafay nekk ci loxo nit moom mooy entretien yi dañ fexe ba entretien bi di en tout cas di jaar yoon bu métti la diggante Touba Alimène ba Koungheul foofu rek fekkee même bu doon oto la Licriseur oto bu baax bu chauffeur ba deful ndànk. ñu ngi lay fay. yow yaay CDS bi yow tur bi nan la. maa ngi tudd Moussa Seck. Moussa waaw bu CDS lan nga ñu mën a wax tey ci li xam ne seen doom seen rak seen xarit di Madiama Seck def na ko may leen ambulance boo xam ne tey joxloo ko teg sa loxo pour mbir mi gën a yomb ci évacuation yi war a jee ko fii dem ba Koungheul. liñ ci mën a wax daal am ci kontaan bu baax. yi nga xam ne defal na dëkk bi loo xam ne yàgg woon nañ ko soxla. yàlla dogal na ko tey defal na ko doomu dëkk bi kon mënuñ ko mën a sant ko gërëm ko. turu CDS bi turu poste bi yëpp nag moom ñëpp a ci kontaan. am ci mbégte bu baax a baax a baax. dëgg yàlla di ñaan it yàlla gën koo doon kattan. yokk mën na xam nañ ne moom su mënee du yem taay. bu mënee day indi gox yëpp ndax li muy def yemul taay. ñu ngi koy gis bu yàgg ba léegi. kon mënuñ ko mooy sant ko gërëm ko di ko ñaanal yàlla may ko ñaanal ko yàlla yokkute bu baax a baax. ok lan mooy sa problème parce que xam nañ ne CDS yi liggéey métti na poste yi liggéey métti na tey yëpp xam nañ ne poste bu Taïf ambulance la leen jooy mais est-ce que am nga leneen loo xam ne tey ba nga ko wax askan bi yëg ko. waaw métti na ndax ambulance da cee bokk rek waaye li ci war li dafa bëri trop. ndax poste moom bu ñu ko waxee lépp lu koy doxal ambulance moo ci gën a nekk. ambulance da nga dem jëmmi jamono doo mën a génn ak moom comme ça. ñu def enquête la bu xasee taw yi mënul génn ci àll bi. ñaareel bi tamit ci biir barab bi am na yu ñu fi soxla yoo xam ne ci wàllu tabax wala waa jéego a doy ñu ngi jéem kem suñ katam. moom ñu ngi koy wax gàcce ngaa la moom mais wàccee guñ ko. wàccee guñ ko ndax am na yeneen yoo xam ne ñu ngi koy soxla ci kanam. ci nguur ak fu mu mën a doon moom ñun moom duñ mos a taxaw. ok la ngay wax doomu gox bi léegi Madiama def loo xam ne tey ku nekk mën na ko def nekk fi ci gox bi ñoom loolu di wax. doomu gox bi di leen wax ne ñoom itam nañ xam ne ci gox bi lañ dëkk. te gis nañ ni te kenn ku ci nekk da nga war a jàpp ne mbir mi sa mbir la bu kenn xeeb dara nu Madiama def nii yoon la pour kenn ku nekk di ko gis loo mën a indi loo mën a def nga def ko ñun xeebuñ leen siixluñ dara lépp loo xam ne luy jëmale poste bi ci kanam la rek soxla nañ xeebuñ ci kenn xeebuñ ci kenn. jërëjëf Moussa daal nañ ko xool ci Madiama li mu def ni acte bi rafet na baax na ñu jëm koo rey mu jëm ci kanam Moussa ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf Massamba Seck seen doom seen xarit comme ni ñu ko waxee Moussa Seck Madiama Seck def lu am solo ñëw jox leen benn ambulance poste bi lu mu yàggaa jooy parce que daaw ba ñu ñëw dëkk ba la di médecin bi mënuñ ko kaas fii nii dëkk bi yëpp soxla ko seen ambulance pas depuis 3 ans seen doom def lu mel nii lan nga ci yëg tey ba mu ngi gisee ko xam ne kenn la ci yéen moo jël ambulance bi may ko fii ci gox bi. waaw jërëjëf monsieur Sarr ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci teewaay bi. di sant aussi ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp. ñu fi dëkk ak ñu fi dëkkul. li nga wax ni lu am solo la xëy na ambulance bi vraiment ñun itteewoo woon nañ ko. heureusement yàlla dimbale na ñi Madiama def na ko fi. ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci loolu. di rafetlu it jëf ji. li des rek mooy mbirum population bi ñoom ñoo war a taxaw def li ñu war a def. en tout cas loo xam ne bëgg nga ko di ko wut ba am ko war nga ko sàmm war nga ko aar war nga ko toppatoo pour dundam mën a yàgg. loolu xëy na ñu ngi koy dénk bu baax waa district bi ñu ngi koy dénk aussi chauffeur bi. loolu daal mooy ci loo xamante ni vraiment mënoon nañu ko wax ci fànn boobu. lii nag li tax ñi koy wax ni bokk na ci. ci li ñu xamagum ñun ci département bi. koo xamante ni dugalagum nga fi ambulance. Alaaji Ousmane Seck lañ ci njëkkoon yëg ci Baduli. troisième bi mooy Madiama Seck. waaw bon loolu jëf la joo xamante ni ñi ko def ñoo ngi leen ci sant bu baax. di leen ci gërëm. ñi nga xamante ni ñoo ngi fii ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom mu kàttu na leen bu baax doole leen ba ñu mën leneen ak leneen. ok Alaaji Ousmane mi fi jógee yàlla yërëm ko te jégal ko. xare ko ak fay ko jëfam bu baax bu jaay mu saabar ci ok yéen seen doom la mais tim responsable politique ci gox bii nii di Ribot Escale ban message nga am pour population bi ñu xam ne am nañ ko xam ne pare na lu mu am bokk ak ñoom lan ngay wax ak ñoom parce que ko xam Madiama xam ne tim am na yéene ci Ribot Escale mais am na yéene ci département Koungheul yëpp lan nga am message boo xam ne war nga ko jàllale ci gox bi ñu xam ne Madiama mi war nañ ko mën a bàyyi xel ëllëg sax bu jëlee dara ñu defal ko dara. waaw dëgg la ni nga ko waxee noonu la parce que loolu dëgg nañ ñaa wax ci sànq parce que politique ay façon la waaye bi ci gën daal mooy bi nga xamante ni vraiment day jëriñ askan bi te lii moom vraiment jàpp nañ ne day jëriñ askan bi parce que ambulance moom bu ñu ko waxee rek Taïf moomu ko commune bi moomu ko fii ba Jolof ba maanaam yeneen communes yi nga xamante ni bokkuñu fi sax mën nañ ko jëriñoo parce que ambulance ak ndox moom moo nekk loo xamante ni amul frontière bon lii bu amee pour ñëpp la
loolu aussi ñu ngi ko ciy gërëm bu baax di ko ci sant di xam ne daal lii moom mbirum ñëpp la na ko ñëpp boo ko taxawee rek loolu moo ci am jërëjëf papa ñu ngi lay gërëm di sant jërëjëf yow yaay bàjjenu gox fii nii tur bi nan la Ami Seck waaye Ami tey seen doom di Madiama Seck jël leen ambulance bu mel nii may ko gox bi fii nii mu nekk lu ngeen yàgg joytu yow bàjjenu gox xam war nga ci xam dara parce que ñetti at a ngi nii seen ambulance bi nekk ci biir mu ngi paan tey mu ñëw dafa leen lu mel nii pour gën a mën a am lu mu wàññi comme ne ko médecin see waxee mooy ñu xam ne dañuy loru bu ñu am doom parce que yoon fii ak Koungheul métti na trop lan nga ci mën a wax tey bi lii accès Koungheul accès fii. waaw li ci ñuy wax lépp man seede naa ko. te liñ ci wax ci Madiama yëpp loolu it rafetlu naa ko. ndax Madiama doomi dëkk bi la daa tamit ci askan lépp lu baax lu mu am fii ni na ko waataayit pour moom ñu ma ko bokk. ndax ambulance bii buñ ko bëggee yàggal tey la ko yàlla dogalee ko ci loxo ak ci yéeneem ak ci pas-pasam ak ci jëfam kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a jëm yàlla fa la lii lañ xam gërëm nañ ko sant nañ ko di ko ñaanal yàlla fi mu bëgg a jëm yàlla fa la Madiama nag lii ci ambulance la ko nit ñi gisee waaye ci askanam ci suuf ba ci ngoon mu ngi ci askanam ku ci am jafe-jafe mu jàpp ok loolu lañ xam ci moom te moom lañ ci seede yi muy lu am solo jërëjëf maman waa hôpital bi waaw ñu ngi leen di seede dalee ko ci Ismaël ba ci mat ba ci Moussa ak ñi mbokk di liggéey ñu ngi leen di gërëm di leen sant collaboration bi daal jàll na yéen ak ñoom ni ngeen liggéey jàll na bu rafet la jàll ok seen liggéey topp nañ ko ok loolu la am jërëjëf yaay ba ñu ngi lay gërëm di sant Omar Fall lañ koy wax Omar Fall yow yaa ngi ci gox bi nga dëkk waaw maa ngi ci tey Madiama Seck daf lu mel nii jël ambulance bi may ko waari ba nga nekk étant jeune nekk koo xam ne yaa ngi moom di liggéey ak moom lan nga yëg ak loolu ci mën a wax tey ci lu rafet li xam ne tey dañoo kontaan parce que tey ji lu jafe la ku mel ni moom ku jafe la ñun nag ñun waa Ribo laa wax balaa ma waxee ci cadre tey damay wax ci cadre bi ba pare Ribo Escale nga dëkk Ribo Escale laa juddoo fa laa yaroo xam naa ko bu baax maa ngi moom bañ commencé liggéey ba léegi musuma gis loo xam ne tey Madiama Seck def na ko waa Ribo mu naqari leen tey fu mu waxee ak waa Ribo lépp loo xam ne da wax na ko incha allahu donte bu ko yàlla antulee da koy def mu nekk nit koo xam ne lu mu wax ne da koy def ñu gis loolu ci moom mu dëggu won ñu nu mu mel won ñu viam wax ñu nu mu mel wax ñu muy liggéey wax ñu nu muy dundee ñun waa Ribo tamit ñu ñëw jàppale ko tey moo tax ngeen déplacé wu ñëw déplacé fa parce que tey ñëpp mënuñoo ñëw parce que dañoo nekk am na ñoo xam ne dañoo nekk situation am na yëpp mënoo kaa jàpp bàyyi ko moo tax tey ñu délégation bi am ñu njabal pour ñu ñëw teew fi tey wax ci cadre Madiama tey lu mu def nii lu jafe la jeunes yi bëri nañ fi politiciens yi bëri nañ fi mais tey mu ñëw teewal dëkkam teewal commune bi parce que lii tey du Taïf la ko defal partout la ko defal ci commune bi ñëpp la ko defal ñëpp ngir yàlla ak yonente bi la ko defee ko cadre politique tey ji ñun kontaan nañ ñun waa Ribo kontaan nañ taxawal na fi du taxawal jeunes yi kese taxawal fi du lii rek la c'est la première fois de def na fi man lu nekk def na ko femmes yi tey ñu bëri tey soo gisee ñiy yëngu ci cadre Madiama Seck moo tax ñuy yëngu ñii ubbil na leen projet ñii defal na leen lii ñii defal na leen leneen ñi wàllu engrais baykat yi jàppale leen si wàllu engrais ñu amutoon jiw kon daal yéen daal li nga bëgg wax daal yow daal kontaan nga ci moom vraiment man dama kontaan ok vraiment kontaan nañ parce que Ribo yëpp kontaan nañ ci ñu fi teew ñëpp kontaan nañ affaire bi neex na réussir na yàlla na ko yàlla defal jàmm lu ñu nekk suñ kanam yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu yegg ci lu ñuy yóon xam naa ne ku ñu ne gars yi nee nañ ko am mbaam di la yóbbaale bu amee 4x4 du la fi bàyyi de to xam naa da ngeen fexe pour mu am 4x4 incha allahu rabbi waxuma la 4x4 parado jërëjëf ok jërëjëf mbokk yi ñu ngeen fii nii ci Taïf Cekkeen comme ni ñu ko defee gis ngeen jël réaction yi mooy ambulance bi ñu indi woon fii nii ba léegi duñ ci yem nag ñu jot a jël ñëpp ñu bëri génn nañ seen xalaat ci mbir mi wax lu rafet li xam ne seen doom dafa ñu ko defal na leen ko ñun ñu ñëwoon pour jël leen ko gis ngeen ko nuyu yow tur bi nan la Seydou Ka nag wolof lay làkk mais yow pël ngay tontu dégg nga waaw man may làkk wolof yow mi pël ngay tontu parce que tey yow yaay dépositaire bi nekk fii nii ci poste bi comme ni ñu ko waxee seen poste bi yàggaa jooy ambulance muy nekk lu métti ban yëg-yëg nga am tey biñ ñëwee indi leen bus bu rafet bi ne tey bu ngeen di uti di médicament am ngeen oto bi ngeen yéeg bu ngeen di yóbbu malade am ngeen oto bi ngeen yéeg te ki leen ko jox di si seen doomu gox bi di Madiama Seck
min belti hen ha weltare nde ganduɗa woni ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haali saabu ko taki ɗum caɗele ɗe min kawri ɗo e nder poste he surtout minen ɓe ganduɗa ɓe ko dendagal comité o ko minen gokken miɗen liggo miɗen hen dañño caɗele ɗe ganduɗa si malat ari pour ƴettude ɗum waɗa évacué Koungheul koma nodda Koungheul ambulance ɗummo Koungheul ara ha ɗo ɓe ƴettata ɗum yaha ha ɗum comme no médecin chef o wini mortalité mbo heewaten ha ɓurta mayde suka e inna hakkude ɗum noon tawde ɗumen heƴano Allah walli min hannde ɓiɗɗo jibinaɗo e tundu he ɓiɗɗo jibinaɗo he saare he addi hono ɗum okki poste o min jogui hen tan ko weltare e duwanade ɗum yo Allah ɓeydu bawal par ce que hannde kam miɗen belti ha e haalde min mbawa haalde ok lan nga ci wax leneen lu xam ne wax askan bi ko war a ak yéen ñi xam ne yéen ko war a parce que médecin bi nee na bu sañoon ngeen toppatoo ko ba oto bi buñ toog mukk dégg ne am na lu ci paan loo xam ne ci yéen lay paane ban message nga am pour loolu noonu message on miɗen hen gaynina gaccina hakkille chauffeur o puisque lawol ngol immade ɗo ha centre de santé to wona lawol belngol te oto o ine wayno wona oto ladde ko oto goudron kono noon tawde ko noon min mbaɗata hen tan weddagol wasiyaji tan ko chauffeur o accita hakkille e lawol so ƴetti malade anda no yarata te to so yi arta anda no yarata par ce que accita hakkille o par ce que beeɗiɗo oto i wawno fodde coggol oto tan addana poste o kono wi o woni entretien oto lebbi jeegom kambo waɗi mbo garante kala ko yakken kam sansata te noon si neɗɗo ƴetti oto o ƴetti ko fotino oto weɗma o wi yo a wat poste maɗa santé teti o rutti o rennima ndenka oto ko lebbi jeegom kambo renimo wax degg yalla noon nokkat ɗo saku so sahanima so diñi magasin def jombani o diñanma ma saku maɗa jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm di la sant merci jërëjëf ok comme nuñ ko waxee kii moo nekkoon dépositaire bi mais tim na comme ribo ko xam ribo xam ne wolof yi ñoo fi nekk ak pël yi moo tax ñi fas ko mën na wax wolof mais ñi bëgg mu waxee ko noonu pour askan bi ñëpp ni ñu déglu mën a xam li fi xew parce que tey du wolof du pël bambara ñëpp a kontaan ci li xam ne Madiama def na ko fii ci ribo moom mu waxee noonu pour ñëpp dégg moom itam di dépositaire mais médicament yi loolu en wolof laa la ko laaj médicament yi mbaa mën na wala yaa ngi ñaan gars yi yokkat médicament bi wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yokk ko ndax li ci gën a ñun li ñu ci gën a jafe-jafe mooy wàllu seemi bi waaw seemi bi moom dafa ñuy sonal ay bi fay bi dafa yéex trop ok kon daal ku leen di appuyé ti mën na leen appuyé en médicament moom wax dëgg yàlla loolu moom dañ koy manqué trop même suñu amoon suñu xaalis nii sax lu mu tuuti tuuti ñu defee commandé dem district retour bi day bëri ngay génnee sa 500 000 nga dem district nga bind sa bon de commande boo demee retour bi daanaka ay 250 000 wala 300 000 rek ngay yem da ngay yem boobu rek ngay yem bu boobaa nag retour bi moom day bëri même soo amoon sa xaalis day manqué amin barke alquran amin 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 barke alquran amin bi jaa rasulullah amin amin barke alquran amin amin bi jaa rasulullah amin barke alquran amin amin barke alquran amin bi jaa rasulullah